del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar Feeling Dakar notre plateforme d'information. asalaamaaleykum suñu mbokk internet Feeling Dakar comme ni ñu koy defee à chaque fois rek di fekk ndaanaan yi ak ñi nga xamante ni kenn dootu leen présenté fii ci Sénégal alors tey ku ñu toogal kenn dootu ko présenté comme ni nga ko waxee mi Mame Matar Gueye Jamra tey moom lañ daral luñ defaru jox ko mu nuyoog mbokk internetu Feeling Dakar après ñu ko moom ci waxtaan Imaam ñu ngi leen di les ziar. ok ñu ngi lay delloo ziar Abdou ak mbokki technicien animateur ak téléspectateur Feeling Dakar yëpp di am yaakaar ne simili yi ñu fas yéene seqal ak tontu dinañu jëriñ ñun ñi ci plateau bi kazalika mboolem téléspectateur Feeling Dakar incha allah. alors yaakaar na duñ defee lu dugg ci waxtaan bi fi ñuy doree nag mooy ci wàllu politique bi parce que gis nañu fan yee passé manifestation bi nga xamante ni amoon na ba yàlla def mu amoon 3 morts def ay coow. alors ñi nga xamante ni ñooy waa Yewwi wootewaat li nga xamante ni mooy manifestation bi ne dañ koy def préfet yëpp bind même ni ñu bind manifestation mënul am alors Ousmane Sonko woote woon li nga xamante ni mooy concert casserole yi première fois bi moom defoon na rigueur mais deuxième fois bi moom dafa xaaw a def nii alors nga doon laaj Imaam naka nga gisee woon loolu li nga xamante ni amoon na fi fan yi passé. waaw d'abord la manifestation de l'opposition bi ñuy dëgmaloon pour le 29 juin te ñëpp ajoon seen noy yi ndax ba ko jiitu tàngoon na lool ba ay bakken rot si alors am naa yaakaar ne bu 29 juin bi ma déggee ne opposition bi décidé na format ko daal di joxe ay raisons yoo xam ne xel mën na koo dégg ndax ñu ngi nekk ci wàccaay tabaski suñu doom yeeg suñu jarbaat yi ñu ngi ci mbirum BFM yeeg entrée en 6e ak bac bref ñu daal di expliquer daal wane ne daal ñoom préoccupation askan bi itteel na leen ñu daal di jël nag décision ne dañ koy fomm alors loolu ñu di ko rafetlu waaye nag ci biir loolu chinois yi dafa am baat bu am solo bu ñuy wax dañu ne c'est en faisant des erreurs qu'on apprend maanaam ci kaw ay njuumte ci ngay mën a jubbanti la nga war a jubbanti ngir ëllëg nga bañ a duggaat ci ndëgg sërëx mu di lan li indi coow li yëpp lan la mooy werante bi am ci mbirum liste yi waaw liste yi nag ñëpp xam nañ la xew mooy ñaari kuréel yëpp ku ci nekk am na gàllankoor bu la direction générale des élections tegal d'abord la coalition du pouvoir mu di Benno Bokk Yaakaar seen liste suppléant direction générale des élections ne dafa am ay erreur ñu daal di supprimer suppléant bi la coalition de l'opposition di Yewwi Askan Wi ak Wallu direction générale des élections dafa ne liste titulaire yi baaxul ñoom tamit ñu daal di leen annuler seen liste titulaire ñaari kuréel yooyu yëpp ku ci nekk def li la yoon may mooy def recours auprès du conseil constitutionnel mooy la juridiction ba féete kaw ba nga xam ne beneen féetewu ko kaw conseil constitutionnel débouté la coalition au pouvoir débouté la coalition de l'opposition ba tax na fii ñu toll nii ñaari coalition yooyu ku ci nekk da nga amee laago waaw ku ne ndax opposition dañ ko amputé benn tànk mooy ñàkk na ay titulaire am le pouvoir amputé nañ ko benn tànk mooy ñàkk na ay suppléant alors léegi nag xuloo beeg xaste beeg xeex beeg saaga bi ay bakken di rot gisuma njariñam parce que dafa amul ci àdduna wërngal këpp benn dëkk booy dem gis fa un système électoral parfait amul daaw rek gis nañ fi jongante bu metti bi amoon diggante le président américain sortant Donald Trump ak ki mujjee falu Joe Biden lu mat juróom benn ba juróom-ñaari état ci biir États-Unis décompte bulletin de vote yi bari histoire bari werante ba gis ngeen bi nga xam ni jox nañu ndam Joe Biden président sortant bi dafa dem ñaxtu bu metti ndax dafa mobiliser ces militants d'extrême droite ñu dem envahir le Capitole ba am na ñaari bakken yu farat kon amul dëkk te ñoom ñoo ñu ëpp expérience ci wàllu démocratie ci wàllu élection
depuis des siècles américains ngi voté waaye ba tey ñoom ñi ngi am jànkonteeg ay problème li ma bëgg wax foofu mooy li am solo mooy problème boo jànkonteeg moom da nga war a fexe bu ñu demee ba pënd bi wër yi ñu toog am lël saafaraal ko ngir beneen élection bu ñëwee problème yi mel noonu bana jib te wax dëgg yàlla si jamono Abdou Diouf moom sàmmoonte woon ak principe boobu muy élection yu 1988 yi di élection yoo xam ne moo gën a metti yi fukki yoon ndax booba dañu couplé woon présidentielle ak législative ba élection ba jeexee Abdou Diouf faluwaat amaat majorité à l'Assemblée nationale mais contestation yi bari marche yi bari sitting yi coow yi xeexoo yi lan la président Abdou Diouf def te ñu ngi suggérer le président Macky Sall mu inspiré wu ci dafa créer lu ñuy wax CC la commission cellulaire muy benn kuréel bu ndaw boo xam ne daf ci coopter des leaders de la société civile daal di ci coopter des leaders de l'opposition avec pour mission comme que code électoral bii passé ay rëq-rëq amoon na ci ba élection couplée présidentielle ak législative yu 88 coow am ci mu ne nag ngal la waaye tëggal leen ma code électoral bu bees commission boobu nag ñu placé ko sous la supervision d'un juge constitutionnel qui faisait l'unanimité mu di rahmatullahi alayhi Kéba Mbaye moo supervisé travaux yi ñoom nag ba ñu lëloo ba lël ba jeex gis nañu njëriñu waxtaan moo di code électoral consensuel boobu moo jur le passage la présentation obligatoire de la pièce d'identité avant c'était pas obligatoire da nga daan ñëw voter ak sa bulletin d'électeur rawatina carte électeur bi amul photo ba tax na man mën naa voter am sama benn dëkkandoo bu ñuy wax Abdou bu nekk dégg nga Feeling Dakar ma ne ko am demal nga voter Abdou dem voter su paree nga jox sa jarbaat kooku voter soo paree jox sa rak 40 personnes mënoon nañu voter ak benn carte moo tax bu résultat yi daanoo booru timis léeg-léeg ñu bari dañ taf seen gémmiñ di ree masalan da ngay dégg ñu naan communauté rurale sàngam nombre d'inscrits 1500 nombre de votants 2000 naka la votants yi ëpp ñu inscrire yooyu moo ko waraloon loolu lan moo ko saafaral lël ba ñu defoon après élection 88 yi lël bi yàgg lool defe naa 92 la ñu pare alors ñu tuddee ko le code consensuel de 1992 moo ko saafaral ba léegi la présentation de la pièce d'identité est obligatoire booy voter waxtaana ko indi code électoral bu consensuel bu 92 juraat na beneen mënuma lim yëpp waaye dama cité beneen rek après ñu jàll ci leneen mooy bu njëkk ba boo daan voter le passage à l'isoloir c'était pas obligatoire mu di comme conséquence surtout ci kaw gi da ngay gis benn baykat boo xam ne mësul d'accord avec le parti au pouvoir mu ne danaa profiter ci élection yi wane suma naqar gànnaa yoo kartam mais comme que le passage à l'isoloir nekkul woon lu obligatoire isoloir mooy mbañ gàcc bi ngay laxu pour fab sa tànneef dugal ci enveloppe doogu génn te kenn du xam ki nga tànn à part yow ak yàlla comme que isoloir amul woon da ngay gis ndeysaan électeur bu ñëw mu ngi bëgg a voter contre le pouvoir waaye mu ñëw taabal jaa ngi nii président bureau de vote baa ngi toog ay assesseur am seq ko léeg-léeg sax surtout ci kaw gi président bureau de vote bi en même temps moo daan nekk le président de la communauté rurale te kooku mooy joxe engrais yi ak semence yi te ki bëgg a voter contre le pouvoir baykat la muy werante naan comme que kenn mënul nëbb ka ngay votel est-ce que bu ma votelee contre le pouvoir distribution semence ak engrais yi nar a am ci campagne arachidière bi waa ji est-ce que du ma coince mu daal di obligé di voter contre son gré moo tax nag les résultats reflété wul woon la réalité électorale du pays alors loolu lan moo ko faj le code consensuel de 1992 kon nag ñu ngi ñaan classe bi yëpp politique bi comme que lii xew mësul am ba Sénégal de Sénégal ba tey maanaam liste coalition au pouvoir ñu rëq seen tànk dagg benn bi amuñu ay titulaire l'opposition ñu amputé seen benn tànk amuñu ñële amuñu suppléant alors opposition ñu rëq seen benn tànk amuñu titulaire moom la tubaab di wax situation inédite mooy mosu fi am waaw comme que mosu fi am nag ñu ngi ñaan bu pënd bi wóoree ba ñu jógee ci lii ak jàmm parce que dégg naa pouvoir bi moom nee na dana dem élection nangu na la sanction biñ ko teg
opposition tam seen dernière conférence de presse bi seen leader yu bari dégg nañ seen làmmiñ ñu waxal seen bopp ne dinañu dem élection. donte les suppléants rek la ñu am. waaw li ñuy ñaan buñ ko jàpp rek ba jàllale ko par pertes et profit nañu profiter bu coow li jeexee. na Abdou Diouf defoon créer une commission cellulaire dugal ci société civile dugal ci opposition ñu placer ko sous la supervision d'un juge constitutionnel. na ñuy defaat noonu rëq-rëq yi ma la wax. mooy ay listes yu ñu amputé bu mbañati am incha allah. d'accord comme ni nga ko waxee mais tamit gis nañ ne coow li commencé na am maanaam ci politique bi alors tey est-ce que sénégalais yi bari ñu ngi yaakaar ne est-ce que élection yi dina am moo tax ma nga doon laaj ba xam tey jii am nga yaakaar que ni élection yi dina am parce que coow li commencé naa bari. non loolu dépassé nañ ko parce que opposition da doon wax naan seen liste ku ko validé wul élection du am. ñoom nee nañ léegi dinañ dem élection. d'accord léegi dañ leen tere woon marche. nee nañ bu leen teree marche élection du am. waaw léegi ñoom décidé nañu ne compte tenu de la tabaski des examens. bàyyi nañ marche bi. mais après tabaski bi est-ce que duñu marche. ah déedéet yow kenn na nga rafet njort rek parce que ñi ngay ragal muy les deux camps. ku ci nekk affiché nga sa bonne volonté dem dans des élections. dans un esprit apaisé. et d'acceptation. de la réalité électorale. waaw ñoom ñooy ndeyu mbi ligi muy yow muy man on ne peut pas être plus royaliste que le roi. d'accord alors léegi nag nañ leen jël au mot ba xam li ñu wax. ndax dana dëppoo ak seen jëf. mais alors comme ni nga ko gisee kon maanaam boo déggee fi may waxee mooy que ni nee nañ ma marche bi maanaam comme ni nga ko waxee rek am nañ yaakaar ne mun na bañ a am mais dañuy gis ne tamit Ousmane Sonko day taxaw naan nañ def concert bi bu 20h nangam jotee nañ tëgg booli alors mu mel ni loolu tamit ñàkk bañ a marche moom moo tax mu loolu am. man de concert bu tëgg bool moo ma gënal fuuf marche bu bari jàppante poñonte dóor lacrymogène sànni xeer deret di tuuru nit di dee. concert moom moo la moo ma gënal fuuf parce que bu ñu fàtte ne. avant concert yi amoon na benn tradition bu fi am. pour que bu amee ay corps de métier yu am ñaxtu. ndax dafa am injustice bu tegee seen kaw. mu di les brassards rouges. brassard rouge ñu bari dañ koy fàtte ndeysaan il faut qu'on lui rende hommage l'ancien président Maître Abdoulaye moo ko fi indi. dafa am bés fi ma jëkkee dégg baat boobu. mu invité ñu à la salle des banquets. les 62 partis de la coalition présidentielle bi tudd CAP 21. te Iba Der Thiam nekkoon coordonnateur bi yàlla dogal man ñu dénk ma seen kàddu ma nekkoon le porte-parole. mu am grève bu amoon bu jur ay dommages collatéraux yu bari ci dëkk bi Abdoulaye daal ne bon man je suis un démocrate donc mënuma bañ ay liggéeykat qui s'estiment victimes d'injustice jóg di ñaxtu waaye nañu revoir les formes de lutte. D'accord. Pour que population yi bañ di subir les dommages collatéraux. Iba Der ne ko ci quelle façon ndax Iba Der ancien syndicaliste la. il a la contestation dans le sang. Abdoulaye ne ko ci ban façon. man Abdoulaye j'ai vu dafa am bés ma dem Japon. c'est Abdoulaye qui parle. nee na ma ñëw. régie chemin de fer xaw ma métro bi. bien que métro yëpp a ngi dox. waaye ma gis employé yi receveur yi yëpp takk benn brassard bu xonk fii. mu ne waa lu xew. ñu ne ko nit ñi dañu nekk en grève. mu ne waa Japon nii ngeen di grève mu ne waaw. ñun du ñu yàq liggéey bi du ñu toj. du ñu paralyser le système du ñu paralyser fonction publique du ñu paralyser santé bi. d'accord alors bu ñu amee bu ñuy grève fi nit ñi amee xamee ni. ak fi autorités yi xamee ne am nañu lu ñu naqari mooy bu ñu takkee brassard rouge. bu ko defee nag. sa fan ya sa tegu. autorités yi woo leen ne waaw luy seen problème ñu daal di wax ñu daal di discuter trouver solution. Ablaye nag fa la lancé idée wu ne mu ngi ñaan. centrale syndicale yi ñu inspiré wu ci loolu. te ñu bàyyi système de santé bi ñuy bloqué. te ñu bàyyi système éducatif bi ñuy bloqué. ku ci mer takkal brassard rouge. alors brassard rouge daal di généraliser wu mais nous le devons au président Abdoulaye te toujours dañ koy fàtte wax. alors bool yi Sonko indi itam. man dama koy rafetlu parce que c'est une expression d'un mécontentement mais de manière pacifique. poñante amul. dàqante ci mbedd yi amul. tojante bopp amul. deret tuuru. moo tax ba ma yëgee ne def na ko. ma ne lii day rafet na. parce que déjà ku ko dégg di nga ne ñi am nañu leen naqari. waaye du yàq dara. ci dëkk bi. mais aussi da nga koy naka ngay déggee que ni nit ñi naan loolu baaxul ci réew.
maanaam tëgg ay bool baax. waaw loolu day dégg naa benn oustaz doon ci wax ci réseaux sociaux yi mais comme que man du ma oustaz du ma imam du ma ulamaaw tafsir ndongol daara laa comme yow alors damay bàyyeeg oustaz yi seen xel xarañ ci wàllu boobu ñu mën ko faram-fàccee. d'accord voilà waaye nag weddiwu ma ne ñoom la ñu wax ne du njiglaay ci réew weddiwu ma ko waaye dama ci xamul dara. nit ki loo xamul dara nag da ngeen naan xaw ma ci dara. d'accord alors mi ngi noonu yaakaar naa duñ defee lu duggaat ci beneen pàcc waxtaan ginnaaw buñ jugee foofu alors imam gis nañ ni fan yi dëkk bi mën naa ne kenn xelam dalatul ci wàllu rey beek ci wàllu viol bi ak ci wàllu li nga xamante ne mooy di enlever xale yi en tant que nga nekk fii nii nekk vice président Jamra lan moo ci say taxawaay ak la nga ñu mën a wax ci loolu. waa xam nga bu njëkk ba nit ki dañ daan jël sa alal bàyyi la ak sa bakken. addu kalpe daf la daan koj ci ruq moo tax ñu tuddee ko addu kalpe. dañuy jël benn arme wala paaka wala jaasi wala arme à feu pointé ko ci yow. ne la addu kalpe. waaw nga joxe sa kalpe ñu bàyyi la nga dem. su dee si nasaraan yi ñu tuddee leen les coupeurs de route. parce que baat boobu la ñuy wax pointé la benn gànnaay ne la bourse ou la vie. parce que bu njëkk ba nit ñi seen gafaga benn genre mbuus la bu ñu daan takk fii seen digg ñu tuddee ko bourse. waaw dañ naan la bourse ou la vie. waaw maanaam nga jox ñu lii nga yor wala sa bakken. boo joxee ñu bàyyi la ak sa bakken. mais problème mu Sénégal léegi. dañuy nangu sa alal rey la. te yematuñu ci dogale la ci mbedd mais dañ lay fekk léegi ci biir kër. moo tax c'est l'occasion ñu jaalewaat mbokku soxna Fatoumata Makhtar Ndiaye. nekkoon une sympathisante très active. ci wàllu Jamra. daan jàppale ñoom imam Massamba Diop ci domaine yu bari. nekkoon vice-présidente du conseil économique et social. moom ana lu gën a dal xel nga nekk sa biir kër. nekk sa biir kër ana lu gën a dal xel encore nga nekk si sa chambre à coucher si biir chambre à coucher am lañ ko fekk def ko lu bon yooyu. alors ba tax na ñëpp a seetlu ne rey yi léegi li tubaab di wax pour un oui pour un non. ñu faat la. il y a 1 mois et demi dégg nañ ci benn gare routière. werante entre benn apprenti ak benn coxeur. système bi ñëpp xam nañ nu mu demee coxeur yi ñooy daw di mepp ay clients. di ko indil apprenti bi. bu oto bi feesee. apprenti bi en fonction des coxeur bi indi mu yëkkati dara ci weccit jox ko. coxeur bi ne ko nag li nga ma jox tuuti na mu ne ko non li nga indi démb ci client moo ëpp tey. parce que 150 la ko waaj jox mu ne ko non da nga ciy tegaat 50 muy 200. mu ne ko mënuma ko joxuma la jox jënd yi jóg ñu songo kenn ki jël paaka ne ko cuuc mu dee. pour fukki dërëm. voilà léegi loolu moo law ci dëkk bi c'est-à-dire rey nit. ci werante yu ñàkk fayda. d'accord alors ba tax na. ñu gis ne que dafa commencé bari mu mel ni tamit. ba tax na nag werante daal di dikk. nit ñi ne comme que léegi. ku ci ne da ngay rey parce que wóor na la ne dara du la ci fekk. est-ce que jaaduwul ñu ut un système fortement dissuasif. lu demee ni delloo si la peine capitale tubaab di ko def peine de mort. débat baa ngi ci dëkk bi. kon état bi il faut mu déglu nit ñi. je précise Jamra waxul ni. nañu imposer l'application de la peine de mort waxuñu loolu. waaye dañu ne na état bi laaj nit ñi. li tax ma wax ko moo di. dëkk bu mel ni États-Unis te fam ñetti état mu di Nebraska Oklahoma ak Californie nga États-Unis moom fédération la de 50 états ñu tuddee seen bopp États-Unis d'Amérique waaye terewul état bu ne da nga am sa autonomie ci wàll yu bari moo tax am na ay état yu fay doxal peine de mort am na ay état yoo xam ne peine ba gën a kawe condamnation à perpétuité la waaye nag Nebraska Oklahoma ak Californie peine de mort dañ ko fa daan doxal mais ci atum 2015 2016 organisation féminine yi organisation droit de l'homme yi def pression ci seeni gouverneurs yooyu la ba ñu mujjee supprimer peine de mort waaye dañ ci teg diir bu gàtt rek rey yi jolli particulièrement les vieilles dames retraitées war a dem ci distributeur automatique de billets yi ñu di leen dogale jël seen alal pédophilie suivi de meurtre d'enfants jolli les viols
suivi d'assassinat de leurs victimes jolli population yi ñoo jóg nag def marche. D'accord. daal di ñëw jàkkaarloo ak gouverneur yi ne leen daal ñun foog ngeen delloo si peine de mort. alors yàlla dogal ci période boobu le 8 novembre 2016 mu tombé woon ak élection présidentielle Hillary Clinton ak Joe Biden. Hillary Clinton ak Donald Trump. alors léegi ñetti gouverneurs yi ne comme que population yaa ngi ci débat est-ce que peine de mort bi dañ koy dellu si wala de tey ñoo couplé présidentiel ak référendum loolu la ñu mujj def muy Nebraska Oklahoma ak Californie ñu daal di ko couplé ak présidentiel bi ba ñu voté ba ngoon ba pënd ba wuuree Nebraska moo nekk en tête avec 61% favorable pour le retour de la peine de mort suivi de Oklahoma ak Californie mais alors léegi Sénégal nag application peine de mort. Le régime Abdoulaye Wade ñoo ko fi dindi. C'était la loi 2004-38 du 28 décembre 2004. Abdoulaye Wade moo invoqué des raisons humanistes et cetera daal di ko dindi. D'accord. waaye comme que dindi nañ ko. li dal ñetti état américain yooyu moo ñu dal parce que yëf yi dafa gën a jolli. kon ñun Jamra ñu ngi yeesalaat autorités yi. que nañu laaj nit ñi seen xalaat parce que bi président Macky Sall bëggoon ne damay appliquer ci sama bopp la réduction du nombre de mandats à 2 te il avait un mandat en cours muy bu 2000 muy un mandat de 7 ans alors dafa dugal ci réforme constitutionnelle bi article 27 alors bi wax ne la durée du mandat est de 5 ans nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ñu dugal ko ci 16 points le nombre des membres du conseil constitutionnel 5 la ñu woon pour démocratiser tànneef bi ñu ne nañ ko def 7 comme ça assemblée nationale am ñu mu tànn comme ça kii tamit am ñu mu tànn nu mu tuddati les magistrats eux-mêmes président de la République itam am ñu mu mën a tànn ñu daal di ko démocratiser mu ngi woon ci 16 points yi. jigéen ñi tamit nee nañu dañ leen war a jox sañ-sañ yu gën a yaatu ci wàllu propriété foncière. et cetera muy fukki poñ ak juróom-benn. ñu teg ko ci table bi Sénégalais yi voté ko à plus de 94%. waaw lii itam demande sociale. rey yi bari na. te ñoom dañuy xam ne ku rey. dara la ci fekk kon ñu ngi ñaanaat état bi. na def référendum. laaj ñaari question rek. est-ce que vous êtes pour ou contre le rétablissement de la peine de mort léegi li nit ñi wax. mooy pour ou contre. ñu defal nit ñi loolu. d'accord loolu la Jamra wax. mais est-ce que tamit gisoo tamit maanaam sénégalais yi comme ni nga ko waxee génn taxaw ñaxtu loolu ne dañ ko war a réclamer parce que gis nañ ni rey yi bari na. sànq fi ma toog nag maa ngi dégg ku noonu am na kuñ fa rey. mu nekk ne à chaque fois day nekk li nga xamante ni day répété wu. autant que amul leen li nga xamante ne ñu mën nañ cee teg suñu bët li nga xamante ne mën na ko saafara. loolu rek la nañ laaj nit ñi rek. comme que dañu ne dans un état démocratique xam nga suteel naa la fukki poñ ak juróom-benn yu bees. yi ñu dugal ci constitution bi. forcé wul nit ñi. neewul par force nombre de magistrats conseil constitutionnel dama koy jëlee 5 yóbbu ko 7. waxul loolu. daf ko proposé rek. après ñu faram fàcce ko ci ay débat télévisé rajo yi communication bi jàll bu baax a baax. jour vote ba. mais la nouvelle constitution a été adoptée à près de 94%. mu jàll. waa lii itam lëmbee na réew mi. ñii naan d'accord ñii ne pas d'accord. waaw na laajaat nit ñi. li nit ñi wax mu defal leen loolu parce que ñoom nit ñi dañ leen fi teg pour ñuy jaamu soxla nit ñi. d'accord insécurité bi bari na. comme ni nga ko waxee mais tamit am na ñi nga xamante ni dañ naan maanaam loolu xewee crime boobu noonu doo fa gis ci nga xamante ni mooy état bi maire bi nga xamante ni sax moo gën a jege du ñëw jaare fi leen ban message ngay jàllale ci loolu. am na ay ma gis leen autorité municipale yi ñëw nañ jaale si ki ma la cité léegi Fatoumata Makhtar Ndiaye autorité municipale gox mais ñun à chaque fois fu ñu dem di fa def reportage ci genre yi dañ naa gisuñu benn autorité bi nga xamante ni xëy na dañu ñëwagul woon waaye defe naa nit loo wow xol même boo dul maire doo dara lu mel noonu am ci sa gox nga war a mën a ñëw masalu leen ñun Jamra ñu ngi nii man dëkkuma Pikine Nord waaye faat bu ñaaw ba ñu faatoon Fatou Kiné Gaye nga xam ne
du agresseur moo ko faat. waaye ku mu bokkal service. ba loolu amee. alors ñun demoon nañu bokk ak ñoom naqar wi. masalu leen. alors massa nag keneen. massa keneen koo xam ne autorité nga municipale wala politique devoir la. pour population yi amee njaxare. nga ñëw bokk ak ñoom mettit. voilà. alors comme ni mu ko waxee yaakaar naa duñ def lu dugg ci li nga xamante ni temps yi mi ngi def ay coow maanaam tey doomu réew. jóge fi dem ba Europe. di saaga ñi nga xamante ni ñoo nekk ci fi nga xamante ni ñoo dëkk fii aussi tamit di leen xas tey lan moo ciy taxawaayu Jamra. waaw loolu day defee naa ne autorité yaa ngi ciy commencé liggéey je pense. ak Interpol. parce que kenn amul et puis lâcheté la sax. da ngay ñëw fii ci dëkk bi. nga def meeting wala sitting saaga. ba xam ndax dara dina si fekk wala déet. mais toog à des milliers de kilomètres. nekk ci sa téléphone rek. def ay live di xas ak di saaga. léegi dañ ciy boole di saaga kilifa diine yi. loolu moo ci gën a yéeme. xam nga bu ñu jógee naan kilifa diine yi nañu wax. situation politique bi kenn déggul leen. waaw d'accord waaye am na benn kilifa diine bu yëkkati kàddu ay saaga ko ci fekk te ñoom ñoo ne na kilifa yi wax de. waaye kilifa googu dafa wax lu leen arrangé wul ñoom. d'accord nit ki nag doo ko ne waxal waaye na nga wax ci li ma arrangé man. moo tax kilifa diine yi dañu ami njaboot. ñu ci bari ne tekk di leen déglu. alors kon loolu. am naa yaakaar ne rafetul. d'accord toog à des milliers de kilomètres di saaga ñoo xam ne jotee ak ñoom dara ñu ngi fii. di dékku problème yi. di xëy di lijjanti dépense gu dégg bëccëg yow nga toog fële tu ne manques de rien. di saaga ak di xaste kooku rafetul. d'accord alors comme ni mu ko waxee rek yaakaar naa aussi tamit fan yi gis nañ ne école tëj na te école tëjee xale yëpp dañuy fréquenter li nga xamante ni moom mooy géej bi à chaque fois rek ñuy gis ñi nga xamante ni dañuy ñàkk seen bakkan ci géej gi alors tey ban message ngay joxe ak lan nga ñu mën a andilaatal tuuti ci loolu. waaw affaire insécurité bi am ci affaire ndox mi. dama yaakaar ne état bi dafa war a dolli. communication yi. pour xale yi xam ne le groupement national des sapeurs-pompiers. buy artu. jubluwu ci di mettital xale yi ak di leen naxaral. ñoom dañu def ay gëstu. ñoom ak yeneen corps. yoo xam ne nu mu tuddati kaaraange xale yi. dañ ko ittewoo. alors ñoom dañu wax ni. maa ngi lay seetal sax suñu étude bi ñu fi defoon il y a une semaine. ñoom dañu wax ni. dafa am ay xeetu plage ay xeetu tefes. yoo xam ne dafa wuute ak yeneen yi. masalan dafa amul kaaraange dafa amul sécurité. d'accord te mandarga bi mooy. géej yooyu dañuy jékki-jékki rek vague yi bettaate. daal di am ay perturbations yu yéeme. ba ku mu fekkoon nga xaw a sori 100 mètres wala 200 mètres. alors ñu ci bari boo moytu sax di nga am jafe-jafe pour dellu si waat. ñaareelu problème bi géej yooyu. boo nekkee ci géej gi di xuus ndox mi di ñëw ba fii. léeg-léeg nga jékki-jékki dëgg ci suuf. benn suuf mu nooy nepp ba boo moytu sax day mel ni pax. ba bu la bettee sax mën nga jékki-jékki rek crampe wala nga curux. voilà ak yeneen xeetu seetlu yu. technicien groupement national des sapeurs-pompiers. ak yeneen corps constitué seetlu. ba moo tax ñoom ñu joxe ay alerte. d'accord pour ñu def attention. ci yenn géej. te alerte yi buñ ci tenirul compte toujours dinañ gis conséquences yi. 2021 yi nii rek. vacances scolaires yi bi mu tàmbalee. balaa ñetti weer yi mat ñu ngi ci 437 noyades. ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar. lépp ci kaw ñàkk sàmmonte. ak mbirum kaaraange ci plage yi nga xam ne nee nañ ñaari catégorie la. les plages dangereuses. non autorisées. et les plages yoo xam ne c'est autorisé. alors ñu ngi koy bamtuwaat fii. plage yi nga xam ne groupement national des sapeurs-pompiers mu ngi dànkaafu wayjur yi. ñu waxtaan ak xale yi ñu bañ fa dem. parce que mooy plage yi am problème yi ma leen wax léegi. fu ci mel ni ba nekk ca gannaaw Institut Pasteur. plage dangereuse la. plage yu Lat Joor bi bu mat a moytu la.
ba nekk Mermoz noonu virage tam place bu dangereuse la Hann place bu dangereuse soo demee Parcelles Assainies unité 10 unité 15 ba 19 bari nañu fay lab itam Malika chaque année nga dégg ñu ne am na ko fa lab plage yu Malibu ak plage yu Gàddaay waaye ci biir loolu nag am na ay plage yoo xam ne ñoom xool nañ ko mu nekk plage yu dal xel yoo xam ne wax dëgg yàlla am na sécurité te xëy na bu amee ay jafe-jafe ci wàllu noyade lu raar lay doon alors mu di lan plage yu Kusum bi ñuy wax tam Anse Bernard plage des enfants mooy bi jiitu Anse Bernard teeru Baye Sogui Wakam Almadies 2 plage yu Yoff fii ci ginnaaw ci centre aéré bi ak bu Cambérène ak tamit bi toll ci cimetière u Tëngéej ci mooy plage bu Jokkul voilà yooyu la techniciens yi wax ne plage yu dal xel la waaye le problème mooy li ci ëpp ci plage yooyu dafa am ay borom barke yu ñëw jënd benn superficie bu mag privatiser ko loolu nag dafa xaw la yenewul maana parce que état bi bu ne defar naa liste yii plage dangereuse la na ngeen ko moytu yii plage autorisée la am na sécurité ba pare dem jaay ko mbaa mu loué ji ko ay borom barke dañu bañ a tudd kenn bañ a tooñ rek mais am na fi hôtel yoo xam ne dañu nekk en bordure de mer ñoom fexe nañu ba xàppati lu yaatu clôturer ko wala sax ñu wërale ko ay rocher daal di ne kii dañ ko réserver pour client hôtel bi au nom de quoi te géej gi ñëpp a bokk ko am na ñeneen ñuy def lu gën a yéeme du hôtel du dara waaye dañuy jóg am lu ñu xàppati ne dañu am protocole bu ñu signé ak municipalité gox boobu ba pare ne ku ñëw bëgg a jariñoo plage bi da ngay fay dëkk bi dafa metti am na ñoo xam ne fay 1000 francs pour doom bu ne dégg nga seen dépense su ëllëg a ginnaaw suba dana manqué voilà kon foofu la état bi war a am taxaw seetlu bu mu def xool ni ñuy def ba nombre de plages autorisées yi ñu yaatal ko te yenn yi ñu déprivatiser ko waaw bàyyi kook askan wi ñu mën a sauver bakkenu xale yi waaye xale yu bari ak li lapp yi bare wax naa sànq ne 437 daaw lu ci ëpp c'est que ñoom ils n'ont pas le choix plage yu garaaw yi rek la ñuy dem plage yu baax yi nag borom barke yi jël ko clôturer ko privatiser ko au nom de quoi voilà kon daal loolu mooy alerte bi di gërëm waa Feeling Dakar yi bi bàyyi xel ci loolu ndax dañu toll ci période am mu di école tëj na xale yi defe naa semaine bii dañuy jeexal seen examen ko defee tàngaay bi ñëpp seen xel ci géej lay dem waaye itam xale yi itam ndéem yéen ak ñuy déglu nañu doxal suñu xel mooy est-ce que bëgg uti péex jar na nga wàcc fa sa bakkan plage yi bu ñu la ne baaxul ah moytu ko waaye léeg-léeg nga dégg ñu naan pourtant léegi la fii la jóge de fii la romb fii la ñu romboon dem na dafa dugg ndox mi yem ko fii gisuñu mu mel ni dafa curux gisuñu ko am na lu tax voilà kon nañ leen bàyyi xel ci loolu en attendant nag ñu yeesalaat suñu ñaxtu ci état bi na état bi nanguwaat plage yi mu jox borom barke yi ñu privatiser ko ak hôtel yi d'accord du dëgg du yoon alors mi ngi noonu comme ni ngeen ko waxee à chaque fois damay am mbégte ak contentement di dalal ki nga xamante ni mooy Mame Matar Gueye Jamra nekk suñu papa aussi nekk suñu maam alors lu ñu amoon ci ay minutes jeex na duñ def du jox la nga tàggatoo ak mbokk internet Feeling Dakar ak ñu lay seetaan waa kay jërëjëf Abdou waaye ñaan bu nekk rek da nga koy dëppale ak contexte am comme que da nga ne ma tàggatoo te ñaan man de li may ñaan de mooy xar yi yàlla yombal ko yombal ko ba waa Feeling Dakar yëpp am xar waa Jamra yëpp am xar mboolem téléspectateurs yëpp am ngeen am xar ñu dugg ci tabaski ji ak jàmm am ci suñuy tiyaab ak suñu yiw ak jàmm te ñu teewaat ko nëgër ni déwén te kenn bañ a manqué incha allah wa salaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf suñu mbokk internet Feeling Dakar comme yéen koy defee ak à chaque fois rek di bëgg ñuy dalal ñi nga xamante ni ñooy ndaanaan yi tey nag ñu ngi woon fi nga xamante ni moom mooy kër Mame Matar Gueye Jamra mu nekk ku baax nekk nga xamante ni à chaque fois bu ñu ko wooyee rek mun danaan ñi ñëw leen te bu ko deexoon bañ ko di ko jaajëfal di ko ñaanal mu gudd fan ànd ak wér ci barke Seydina Muhammad di jaajëfal sama cadreur bi Mor jaa ngeen jëf. del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci
people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar Feeling Dakar notre plateforme d'information